8h di juróom-ñetti waxtu jot ci RFM ñu di ko yéen ci xibaar yi. El Hadj Ndiogou Diène. li ci gën a fës yenn transporteurs yi fas yéene gaare seeni woto soobu ci grève bu minuit jotee mu bokk ci ñoom Union des routiers du Sénégal góor xuma ak ñoom di sàkku ñuy boîte interurbain bi di woto yi di mën a daw diggante région ak région. grève boobu Union des mareyeurs du Sénégal ñoom duñ ci bokk nee ñu nag camion frigorifique yi daañu wéy di def seen liggéey di yóbbu kon jën yi ci biir réew mi. corona amatul ca diwaanu Fatick ñaar nit ñaa fa amee woon feebar wi weer nañu lu ni mel tamit lañ nemmeeku ci centre de santé Darou Marnaan bu Touba amatul benn malade. suba la école yi di ubbiwaat gannaaw bi ñu tëjee woon ndax mbas mi di corona tax dëkk yi nag ci biir réew mi yëpp ñu jëli matuwaay ngir mën a aar ñi di élèves yi ak jàngalekat yi. daañu teg Coro News di xibaar ñeel mbas mi di coronavirus jeexale gan gi di docteur Doudou Sène jiite PNLP di programme bi xeex jàngoro sibiru ci Sénégal mu nekk li gën a fës ci xibaar yi na suñu jaay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène. Aliou Ba moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu dellu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru suba gi dañ koy door ak grève bu yenn transporteurs yi bokk ci Union des routiers du Sénégal tey nag ba mu ñuy jotee lay doon ñoom nag leneen li ñu ci jublu mooy jàppale seen ñoon ñi nga xam te ne ñu ngi dund jafe-jafe tar liggéeyu nu jamono ji waaye itam sàkk ci nguur gi mu daal di ubbiwaat intérieur bi su ko defee ñu mën a liggéey ci anam yi mu waree Gora Xuma moo jiite Union des routiers du Sénégal. syndicat bi benn la rek ndax mooy permis mooy carte grise ak fu waay mën a far rek permis moom farul fenn carte grise farul fenn ñun ñi nag ñooy ut fu ñuy far te permis moo am problème mais nit jëmuñu problème carte grise moo am problème ñu wax ne dafa am ñuy liggéey ak ñuy liggéeyut ndax ñuy liggéey boo ci génnee Dakar liggéey amatul Dakar moo xam tataay la moo xam Njaga Njaay moo xam taxi yi la ñooñu ñu ngi liggéey moom beneen catégorie boo xam ne bii mu ngi tudd catégorie interurbain bientôt ñetti weer ngi ne liggéeyuñu te jotuñu ceeb jotuñu diwlin jotuñu suukar jotuñu CFA jotuñu dara seen kër yi tas bu ñëwee ba chauffeur na taxaw di yalwaan moroom chauffeuram bu ñëwee ba chauffeur di tayle alalam ngir mën a dund dafay laaj nag syndicat ñëw taxawu ko ñun waxuñu ne dañoo def grève boo xam ne bi dañuy bind plateforme def ñun am nañu plateforme bu nekk en cours ñu war caa dem mais bii du loolu bii dañ ne ñun ñi nga xam ne dañoo soxla syndicat yo ne soxla solidarité soxla pour que ñuy liggéey marqué au moins benn jour ba 2 jours yoo xam ne duñ ko liggéey pour séddoo souffrance boobu ak ñi nga xam ne am nañu amul liggéey tuñu mais beaucoup ak plateforme revendicative boo xam ne bi yow da ngay def préavis de grève de négocier de laaj ay négociation point de non bii juste pour créer une journée morte ou gën ngaa bari 2 jours de morte pour que au moins kenn liggéey sentir que doon liggéey tey jaral na ma ko man bàyyi na sama liggéey transport daal bout à bout la da ngay am sañ-sañ jógee fii dem fi nga bëgg a dem loolu mooy transport mais tant que ñi ngi naan la yemal fii ak wàccal heure bii transport jagugul moo xam urbain bi la moo xam interurbain bi tant que laa la ñi ngi naan boo xëyee heure bii heure sàngam boo fa eggee da ngay wàcce force da ngay dem ñibbi force transport a ngi am problème boo jógee fii doo génne ci région bii bu jëkkoon sax département la yoxoon léegi dem nañ ci région yi ñu ne tant que loolu mu ngi am doo amoo sañ-sañ génne ci région bi dem ci beneen région transport mi ngi am problème. mu nekkoon Gora Xuma jiite Union des routiers du Sénégal grève boobu nag ñi nga xam te ne ñooy borom camion frigorifique yi yóbbu jën xam na ne duñ ci bokk Union des mareyeurs du Sénégal di ñàkk ñaan kon ci borom camion yëpp ñu daal di daw yóbbu jën yi ni ñu koy defee saa su ne Ibrahima Diaw moo jiite Union nationale des mareyeurs du Sénégal ay kàddoom ci micro Ibrahima Diame. waa di wax ne rek par rapport ak grève bi nga xam ne ñu ngi koy déclarer pour demain. parce que xam nga ñunu mareyeur suñu grève dafa yombul parce que dañu am ñu ni liggéeyal ñoo xam ne ñooy suñu collaborateur muy mool yi te wax dëgg yàlla mool yi mënuñu dem géej ba ñëw indi seen produit aussi duñu ko jël wala bu duñu ko jël ba pare encore di taxaw kon donc may wax ne rek képp koo xam ne mareyeur nga nekk ci tefes yi te yàpp say jën bu la neexee dëkk boo bëgg a dem mën nga ko fa yóbbu pour ñu xam ne ñun bokkuñu ci grève bi te it taxawuñu ci grève bi donc kon di libérer mareyeur yëpp te kenn koo xam ne bëgg nga dem fa lu neex ci Sénégal mën nga fa dem di ñaan nag état du Sénégal mu sàmm li nga xam ne mooy nit ñi ak seeni bien parce que tamit wax dëgg yàlla képp ku bëgg a liggéey war nga mën a liggéey ci jàmm liggéey ko aussi si salaam. kon kaddu yi Ibrahima Diaw jiite Union nationale des mareyeurs du Sénégal transporteurs yi nag ñoom ñooy yóbbu dund bi nga xam te ne moom la jagleel néew di doole bi néew di doole yi kon ci réew mi waaye nag ministre comme développement communautaire ak équité territoriale mi ngi ñaawlu taxawaay ñenn ci ñoom ndaxte nee nañu dañuy seereel njëkk yi ngir mën a yóbbu li nga xam te ne mooy dund boobu naka doon tam am na yenn manutention tamit lu ñu mel la ñuy def Mansour Faye ci micro Mohamed Lamine Sila. C'est 100 millions de kilogrammes de riz. C'est 10 millions de kilogrammes de sucre.
c'est 10 millions de kilogrammes de pâtes, 10 millions de litres d'huile du lu ndaw 1 million de pâtes de savon nana sañu 180 millions de saabu loolu du lu ndaw lu rëy la donc loolu ñu def ko ci anam ak diiri gàtt yi loolu dañu mën a maanaam sant ci borom mi nga xam ne moo ñu taxaw de telle sorte que ñu mën a liggéey bi la am na ay quelques jafe-jafe transporteurs yu bëri pour ñu tas ko ci yeneen communes yi dañoo xaw yéeg a prix gis nañ ko bu baax a baax mais ñu ngi ci liggéey pour mu liggéey mën a jaar yoon aussi que même léegi manutentionnaires yi yanukat yi bu njëkk boo demee di demandal dañ lay 750 francs la lay fay ci tonne bi ñun dam nañ ba fay 1000 francs la tonne chargement la wala déchargement waaye gis nañ ay dëkk yoo xam ne dañ lay laaj ñetti téeméer la ñuy laaj wala ñeenti téeméer di laaj ñetti téeméer pour que ñu mën a liggéey bon situation yi mel noonu xëy na c'est toujours comme ça offre bi entre offre demandeur mais ñu ngi ciy liggéey pour que mbir mi jaar yoon. nekkoon ministre Mansour Faye ministre développement communautaire doon wax kon ci wàllu ndimbal bi ak yóbbu gi 8h tegal ñeenti minutes. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. wax ci mbas mi di coronavirus Fatick nag amatul benn nit boo xam te ne amee na feebar bi ñaari malade la amoon ñu daal di leen di woon traité ca centre de traitement ba fa nekk ñoom ñaar ñëpp wér nañu ay test yu bëri tamit def nañ ko ci ay nit sañu jotoon a laaleeg ñoom test yëpp dafa négatif leer rek Aminata Goudiaby. ajuma bi passé nag la kenn ki njëkk a wér ba génn ci hôpital moom nag moom mooy commerçant bi nga xam ne moom moo am ñeent fukki at ak ñett te dëkkee ci Jaxaaw moom mi dañ ko testé woon moo am feebaru coronavirus fukki fan ci weeru mai bi ñu weesu gannaaw ba mu jógee ci ab voyage bu mu demee woon Dakar lu tollook ñaar fukki fan nag lañ ko téye woon doon ko faj ci centre de traitement bi nekkee ci hôpital régional bu Fatick ajuma bi passé la ñu ne wér na ba ñibbi ci ay mbokkam ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ay mbokkam te ñu ci bëri ñu tegoon leen en quarantaine doon leen xool ñoom itam test yu ñu mujjee def ci ñoom dafa négatif ba ñibbi nañ bu yàgg ca seen ay kër ci dimanche ji nag ci guddi gi autorité médicale yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci Fatick jox beneen nouvelle boo xam ne daf leen a neex loolu ba sax biñ koy wax dañ doon reetaan mu di chauffeur bi nga xam ne moom moo am juróom fukki at ak juróom te dëkkee ci Njaay te moom itam ñu testé woon ko mu am Covid-19 jamono yi ñu weesu moom itam test yi ñu mujjee def ci moom ci waxtu yu mujj yi nee ñu dafa négatif maanaam wér na amatul feebar bi juróom benn fukki nit ak juróom yi nga xam ni ñoom ñoo jotoon jegalanteeg moom ñoom itam defal nañ leen ay test yoo xam ne dañu négatif ba quarantaine bi ñu nekkoon ñu jëlee leen ci terewul autorité yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci Fatick di ñaax ci askan wi ñu gën di moytandiku feebar bi di respecter geste barrière yi nga xam ne moom lañ leen digal Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby ca Touba tam amatul benn malade ca centre de santé Daaru Marnaan xam ne ay jamono feesoon na dell ki malade lépp nag ñetti téeméeri malade jot na leen rentré foofu faj leen ba ñu wér fi mu toll nii njiit ci béréb fajukaay boobu nee neen daal lu ko dalee tey jii daañu dooraat consultation yi Maxema Diop. lépp yemb na ngir centre de santé bu Daaru Marnaan tàmbalewaat ay consultation médecine générale am ginnaaw bi ñu toogee ñetti weer yoo xam ne centre boobee ñu ngi fa doon faj ci jàngoro ji di coronavirus docteur Mbacké Sylla di médecin chef bu centre bile. fii ci centre de santé Daaru Marnaan nga xam ne fii lañ njëkkee gis cas positif ko Covid-19 dañ ko defoon centre de traitement pendant 3 mois comme que maladie jeex na fii. donc dañuy reprendre encore les activités de routine parce que askan bi soxla woon nañ seen bërëbu fajukaay bi donc ñu ngi koy delluwaat ci askan bi suba ci altine bi la ñuy commencé consultation yi faj bi yépp lépp liñ fi doon def ñu ngi ko fiy defaat. ginnaaw ab réunion boo xam ne médecin chef bi lee amaloon naka ak comité de gestion bi nga xam ne ñoom ñoo yor centre boobee ñuy xam ne ni dispositif yépp jël nañ ko Mbaye Diouf moom moo jiite comité boobu. tàmbali liggéey bi li ci jiit mooy kenn du fi dugg te amoo masque ñaareel bay ay raxasukaay dina am fii bëgg nañu thermostat la xaw ma ndax dañoo bëgg ku fi ñëw fi ci kaaraange booy génn ci kaaraange. waa comité boobu di xam ne ni sax amoon nañ ay jafe-jafe yu tar ci diir bi nga xamante ni hôpital bi jagleel nañ ko wàllum faj ci coronavirus bi. am na nuy jafe-jafe lool ndax kippe nañu hôpital bi daanaka 3 mois. te la yàlla xam doy la ca waroon lépp defuñ ko ndax waroon nañu moyes buñ ñu deful leen ni personnel bi fi nekk bu weer dee ñu fay leen normal te loolu. diir ëpp ñetti weer centre de santé bu Daaru Marnaan boobu ñu ngi ko jagleeloon wàllum traitement Covid-19 lu mat ñetti téeméer ci ay nit faj nañ leen foofee jamono ji nag jébalaat nañ ko askan wi le Marema Diop fii ci Touba RFM. Marema Diop région bu Kaffrine am ñaari cas yu njëkk yu coronavirus loolu nag ci njeexitalu ay bés bi la ñaar yëpp amee ca Koungheul di benn cas communautaire ak benn cas contact teewul nag kilifa yu dëkk ba ñu ngi fàttali nguur gi taxawaay gu mu leen war a taxaw bu ñu sukkandikoo ci maire bu Kaffrine dëkk ba di l'hôpital ba fa nekk amul sax respirateur artificiel maanaam bu ñu amee cas grave ñu mën ko toppatoo Abdoulaye Wilane ci micro man Ndiaye.
maire Koungheul ak président conseil départemental ak seen député ak préfet dañoo bëgg gouvernement bi li ko war mu jox ci naam district sanitaire yi war nañu lëkkaloo pour saytu beeg traçage bi waaye gouvernement bi depuis ñetti weer ñu ngi leen di wax ne leen suñu plan de contingence dafa bëgg dañu sàkkoon ñi jox hôpitalu Kaffrine matériel respirateur ak ay garab naka noonu dañ ko war def ci district yëpp waaye matériel de protection individuelle yëre yi masque yi ak gants yi ak colka yi nga xam ne nii docteurs yi ak fajkat yi ñoo ko war a am dañ cee war a am lu bëri ndax bëgguñu ku am cas asymptomatique ñëw seet docteur boo xam ne nii wala fajkat ci poste de santé case de santé centre de santé wala hôpital wala ko docteur ya ñu wàll ko ñeneen xoddee ko nag ca ba nga lakkaleegul magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko ñu weesu ko soxla hôpital ma ne kon nañ nguur gi jël ay matuwaayam def ko suñu ko deful daal day mel ni ki suñu ko deful nag day mel ni ki ñun dañoo bokk ci fi moo tax ma ne ministre Abdoulaye Diouf Sarr ak président waaw yéen ci lii ak ci leneen da ngeen ñëw fàtteem dañ cee bokk. ñoo fàtte wala dañ cee bokkul di kàddu yi Abdoulaye Wilane di député ci assemblée nationale nekk tam maire bu Kaffrine jamono jooju nag ñi nga xam te ne ñu yëngu ci wàllum paj mi ca diwaanu Mbour directeur santé communautaire ñoom nag ñuy naqaru li leen boolewul ci koppar yi nga xam te ne nguur gi da ko baaxee ñi yëngu ci wàllum paj mi nee na nag boolewul leen ci te loolu du dëgg du yoon tax sax nee nañ bu fekkee ne jubbantiwul mbir yi daañu manifester ci fan yi di ñëw Abdourahmane Diallo. bi coronavirus duggee ci dëkk bi ba léegi nguur gi dafa jël yenn ci ay matuwaay ngir dimbale ñuy yëngu ci wàllum wér-gu-yaram waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo bokkee ci santé communautaire ñoom gisuñu ci seeni bopp Daouda Faye mooy njiitu union régionale des acteurs de santé communautaire bu région Thiès. nguur gi génn na koppor pour wér-gu-yaram bi waaye da koo taxas jëmale ko ci ñenn ñi bàyyi ñenn ñi te loolu bokk na ci li nga xamante ne moom la ñuy dénoncer. ñu ngi woo le président de la république wax dëgg yàlla mu xalaataat ci loolu parce que dugg ci benn structure de santé yi nga jox ñenn ñi dara joxoo ñenn ñi te ñu bokk benn combat bi nga xam ne moom la ñuy xeex. ñi nga xam ni ñoom it dañu bokk ci ñuy yëngu ci wàllum wér-gu-yaram di ñaawlu li ni mel ba noppi bëgg am benn statut communautaire bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu mooy jamono ji hôpital yi amul ay nit ñuy bari li ni mel sax a tax seeni salaire baaxul. ñeneen ñi nga xamante ne maanaam ñu ngi am leneen ci mbir mi kat gënuñoo dox maanaam gënuñoo liggéey it personnel de santé yi nga xamante ne chaque jour de 24 heures sur 24 ñu ngi ci structure de santé yi di fa liggéey chaque jour te wax dëgg yàlla amuñu benn motivation boo xam ne doy na. ci ñoom ay matron sage-femme infirmier gardien ak li ni mel dàquñu yëngu-yëngal bu fekkente ne nguur gi bàyyul xel ci li nga xam ne moom la ñuy dund. bu ñu tànkamloo li nga xam ne moom la ñuy def rek mooy passé ci vitesse supérieure bi nga xam ne moom la ñu tàmm di passé danañu lekkale suñu doole yi ba nga xamante ne nii bu jaree ñu dem toog ci suñu kër yi danañ dem toog ci suñu kër yi ñu ba liggéey bi parce que wax dëgg yàlla kuy liggéey ku ne laaj na nga am loo xam ne moom nga yore sa njaboot. ñi nga xam ne nag dañu bokk ci santé communautaire di xamle ni lu jëm ci wàllum feebar bi bokk nañu ci ñi nga xam ni muccuñu ci ndax seen bërëbu liggéeyukaay yi amuñu ay matériels yi nga xam ne dañ ciy mën a aar seen bopp. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. RFM rajo askan wi. suba ci talaata ji ñaari fan ci weeru juin ci leen nag école yi di ubbiwaat loolu gannaaw lépp ñaari weer yoo xam dañ ko tëjoon ndax mbas mi di coronavirus élèves yi war a def examen war a delluwaat ci l'école yi tax ba jamono ji kilifa yi ci dëkk-dëkk yëpp ñu ngi jël matuwaay ngir daal di fexe ba lépp jaax ci yoon ci ubbite boobu ca diwaanu Kédougou gouverneur ba am na matériel bu am solo buñ ko jox ay masque ak ay hydrogel pour élèves ak jàngalekat yi waaye nag am na jàngalekat yoo xam te ne ñëwaguñu daal di dellu si ci diwaan ga Seex Ndaw gouverneur bu Kédougou ci micro Ibrahima Jabaxate. li ñu soxla woon ñun déjà amoon na lu ñu ci commencé woon bi ñu paree ci CRD bi amoon na au niveau local fii ci biir dëkk bi ci biir région bi li ñu fi jotoon a dajale ba loolu rek déjà mënoon nañ ci démarrer mais gis nga tey le dimanche ministre bi li mu waxoon def na ko waxoon na balaa altine lu mu guddi tey xëy na mu ngi commencé guddi waaye lu mu guddi camion bi egsi na ba matériel baa ngi nii ci biir matériel bi am nañ ci lu tolloog li ñuy wax 50 000 masques am nañ ci 500 thermoflash am nañ ci 400 lavoirs am nañ ci gel alcoolisé ak désinfectant plus nag ñeenti déplicopieurs yoo xamante ni ministre bi da koo jox inspection yi kon loolu bu ñu ko dajalee rek ñun li ñu bëggoon ci matériel pour mën a accompagner enseignants yi ak élèves yi ci classe yi mat na sëkk. depuis démb yéen a gis kaar yaa ngi ñëw bisu Dakar dem dikk yi ñu ngeen di enseignants yi démb yu Kédougou yi ñëw na yu Saara yaa ak le matin
tey ci suba aussi am na ñeenti bus yu fi départ jël ay enseignants ak ay élèves yóbbu leen demee Saraya ak Salémata danañ départ yóbbuwaat ay élèves ak ay enseignants. nekkoon Sayex Ndaw di gouverneur bu Kédougou ca Richard tamit lu ñu mel la ñu nemmeeku jëm ci wàccaay ubbite l'école bi suba lu toll ci juróom-ñaari junni masque fas yéene ko joxe ci l'école ya fa nekk naka noonu tam ay thermoflash ak tamit ak i gel Mamadou Diagne. conseil départemental bu Dagana daal di nay ñëw dimbali ñeent fukki écoles yi nekk ci biir département bi moo xam ay école privée wala publique yi nekk ci moyen bi wala sax ci secondaire bi lii nag ngir fexe ba élèves yi daal di dellu ci salle de classe yi ci lu amul benn risque Khalifa Ababacar Ndaw moo jiite conseil départemental bu Dagana. ñun daanu fexe ba établissement bu ne ci 40 yëpp kenn ku ne daan la jox benn thermoflash te jox nañ leen élèves yi wax nañ ñu y a 5600 élèves qui sont concernés ñun dans un premier temps daan leen jox 7000 max leneen li dana ñëwaat on a prévu encore beneen 3000 boo xam ne mi ngi ñëw daal leen ko jox donc prévoir nañu aussi 300 cartons wu Madar près 3600 jël nañu aussi gel hydroalcoolique 20 boîtes. mu nekk ndimbal boo xam ne daañu ko jëfandikoo si ni mu waree bu ñu sukkandikoo si préfet département bu Dagana di Ibra Fall moom mi ngi dalal xelu waajuru ndongo yi te di leen xamal ni jël nañu disposition yëpp ngir yombalal dellu xale yi si école yi. xam ngeen ni fan yii yëpp ñi ngi wër école yi ci département bi yëpp ngir pomper leen ak waa service d'hygiène loolu mën naa dalal xel askan wi ni bu soobee yàlla tey jii lépp dana yemb lépp lu nekkoon école ci département bi te nu war ko ubbi talaata bii ñëw lépp incha allah yemb na nanoo am yaakaar ni benn doomu jàngoro buy lore taxawalootu fa gannaaw loolu jeneen jumtuwaay yi lu ci bëri yemb na danañ ko jébbal bu soobee yàlla école yi yëpp. mu nekk ay mesures yoo xam ne association parents d'élèves bu Dagana daal na koy rafetlu te bu ñu sukkandikoo si kii di seen jiite di Abdallah Touré mi ngi xam leen ni condition yëpp daje na fii si biir département bu Dagana ngir élèves yi daal di delluwaat si salle de classe yi si lu amul benn jafe-jafe Mamadou Diagne fii si Dagana ngir rajo Futur Média. Mamadou Diagne ca Linguère tamit diwaanu Linguère ñu ngi waajal delluwaat ci l'école yi foofa nag ca commune bu Labgar matuwaay yëpp jël nañ ko joxe élèves yi ay masque nag noonu tam ay fourniture Baye Sandian. mairie bu Labgar daal dina jébbal ay fournitures yu takku l'école yi ngir yombal dellu gi ndongo yi war a dellu ci classe yi niki talaata ji Idrissa Amadou Diop mooy maire bu Labgar. ginnaaw bu ñu nekkee ci jamonoy mbas ñun ñëpp xam nañ ne lu métti la ñu war a ubbiwaat école yi dañu war a soppi jikko yi nag dafa am lu mu laaj ñu war a tàmbaliwaat am njàng dafa am lu mu laaj moo tax ñu yeesal la nga xam ne moom lañ leen joxoon ci njëlbeen bu école di ubbi maanaam fourniture scolaire. bu weesoo yi le cahier bic ak la sa topp ak téere yin jagleel ñiy def BFM toftal nañ ci ay masque ak bépp jumtukaay bu ñuy jëfandikoo ngir fegu ci mbas mi. ndongo daar yi nga xam ne ñoom ñoo war a def examen tolluwuñ ci ñaari téeméer ci biir commune bi yëpp primaire ak collège confondu moo tax tey soo ko xaymaa lu mu yées xale bu ci nekk dina am juróomi masque yu mën a fóot ñaax nit ñi ci comportement yi nga xam ne moom la ñu war a jël élève bu ci nekk soo ñëw nga indiwaale sa ndox nga indiwaale sa lekk tere jaaykat yi nekk ci wetu école bi. lii nag di jëf di sawarloo képp ku ubbite gi ñeel niki ñaari fan ci weer wi ñuy dugg Souleymane Ba principal CM bu Labgar. incha allah rabbi ñun dinañ ubbi le 2 et que ubbite bi compliqué parce que maire bi quand même lépp li nga xam ne soxla woon lañ ko pour ubbi def na ko parce que ñun dañuy liggéey en fonction protocole bi nga xam ne ministère daf ñu ko envoyé te tey ci ndimbalu maire bi protocole boobu sax weesu nañ ko en terme de moyens. kon ñeent l'école yi féetee ci primaire bi ak collège d'enseignement moyen noppi nan ngir dellu ci classe yi ngir mën a wéyal njàng ci anam yu mucc ayib RFM Linguère Baye Assane Diaw. Baye Assane Diaw ca diwaanu Fatick foofu tamit directeur général bu SNR société nationale de recouvrement dugal loxoom ci ndimbal yi ñeel l'école yi moom maître Bassirou Ngom génne lu toll ci $2 millions daal di koy jëbal l'école yi nekk foofu lay ca diwaanu Ñaxaar loolu ngir lépp mën a jaax ci yoon ci delluwaat l'école yi ñu déglu ko moom Bassirou Ngom ci micro Aminata Goudiaby. di waa dëkk bi lañu donc bu dara xewee si dëkk bi dañu ci war a jàpp am nañ loo xam ne mu ngi si dëkk bi mu tudd Covid 19 boo xam ne lëmbe na dëkk bi ñu nekk en guerre contre cette pandémie dañ ci war a jàpp ñi nga xam ne noonu lañ ci war a jàppee lépp loo xam ne mën nañ ko du def ko moo tax bi ñu waxee pandémie lépp loo xam ne mën nañ ko rek ñu ngi koy def am na sax ay xale yoo xam ne defar nañ ay eau de javel ak yëpp ñu ngi koy indi pour participer ko am vraiment vision boobu defar eau de javel yu bëri ak ay lave-mains yoo xam ne dinañ ko indi joxe ko tey ñu ngi si yoon bi ñoo egseegul te mu ñu taxawloo ay autorité mais lii dafa nekk loo xam ne moo ñu war ñun ñëpp donc moo tax tey ñu jàpp ne suñu effort dañ ko war a concentrer si li nga xam ne mooy suñu ennemi commun
jàpp ne Niakhar lii moo fi war Niakhar nag c'est un ensemble c'est 3 communes c'est la commune de Niakhar c'est la commune de Ngayoxem c'est la commune de Patarsi xam nañ ne éducation moom compétence transférée la collectivités locales yi ñoo koy gérer mais xam ngeen ne collectivités locales yi mënuñu lépp ñu ngi def lu ñu mën 3 maires de 3 communes yi ñu ngi def lu ñu mën ñun nag dañuy ñëw en appoint teg ko ci loxo autorité bi nga xam ne mooy suñu kilifa ñun ñëpp ci arrondissement bi muy le sous-préfet. ak RFM kumpa jeex na. yegg si ci xibaar yi ñeel mbas mi di coronavirus Coronews ak Amadou Sabax Ba. ñu doore ko ak Sénégal ak yenn jéego yi nga xam ne nguur gi jëloon na ko ngir xeex mbas mi di coronavirus dinañ ci amal ay coppite ci àllarba bi ñu jëm bu ñu sukkandikoo ci Libération Online di ci teg ne loolee day soxal dem beeg dikk bi waaye tamit lii di couvre-feu bi yooyu yëpp ay coppite dina ci am ci Ndakaaru nag Libération Online di xam ne ay coppite dina ci am waaye dinañ gën a yokk lépp li nga xam ne moo soxal lii di respect des mesures barrières di ci teg ne arrêté bu ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye dinañ ko xaarandi ci àllarba bi ñu jëm ca Madagascar ñi nga xam ne ñoo fa am jàngoro bi ma ngay woy di yokk rek dimanche ji rek lu tolloog fanweer ak ñaar am nañ ko fa bu ñu sukkandikoo ci autorité sanitaire bu boobile dëkk Madagascar nag bi mbas mi duggee ci réew moom ba tey am na lu tolloog juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ñoo xam ne am nañ jàngoro bi di coronavirus ca noonee Rwanda mi ngi njëkk am koo xam ne ñàkk na bakkanam ci mbas mi di coronavirus kookee nag nekkoon benn dawalkat boo xam ne am na juróom benn fukk ak juróomi at jóge ci benn dëkk boo xam ne mbas mi dafa bëri doole moom way dawlu boobu dafa amoon ay jafe-jafe ci wàllum nokki naam sax kër docteur jéem nañ ci lu bari ngir faj ko fi mu toll ni bi jàngoro bi duggee ci Rwanda réew mi am na lu tolloo ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeenti cas positif ci ñoom ñooñee ñeent yi nga xam ne ñoom lañ nemmeeku ci dimanche ji ca la ñu bokk ca Tunisie moom fédération bu football bi di xam la ne rek championnat bi dinañ ko dooraat ci ñaari fan ci weeru août bi ñu jëm compétition yooyu nag dañ ko dakkaloon ci weeru mars te li ko waraloon mooy mbas mi di coronavirus ci noonee jëwrin bu Tunisie bu ñu dénk wàllum énergie ak mine di xamle ci page Facebook am ne dañ koo téyendi fële ca France gannaaw ba compagnie bii di Tunis Air annulé lépp li nga xam ne mooy ay volam ca Espagne nag dogal bi nga xam ne moo soxal wàññi dem beeg dikk bi yokk nañ ko ba ñaar fukki fan ak benn ci weerum juin loolee nag chef bu gouvernement bi moo ko xam ne démb ci dimanche ji ñoom waa Espagne moom nga xam ne dañoo jàppoon ne rek dinañ mën a dooraat seen dem beeg dikk bi ci 7 juin bi ñu jëm waaye dañ ko poussandi ba ay bés yi ñu jëm Pedro Sanchez di xam ne loolee yépp nag mi ngi aaju ci ni nga xamee ne noonu la mbas mi woyee ci boobile réew ci dimanche ji ñu génn nag ñaari doomi aadama rek ñoo ñàkk seen bakkan ci mbas mi fële ca Espagne ca noonee France ma nga doon waaj a dugg ci lépp li nga xam ne moo soxal ñaareelu phase de confinement bi te mu fas yéene koo door ci talaata ji ci week-end bi ñu génn rek maire yu bëri nangu nañ ubbi waat lii di parc yi jardin yi ak yu ni mel rawatina fële ca Paris bu ñu sukkandikoo ci bilan bu mujj boo xam ne tukkee na ci direction générale de la santé bu France fi mu toll nii ñi nga xam ne ñoom lañ hospitalisé wala ñu nekk ci réanimation wàññeeku na bu baax ci fan yi ca Chine nag ñaari doomi aadama rek lañu fa nemmeeku yoo xam ne am nañ jàngoro bi ci 24 heures yi ñu génn waaye ci ñoom ñooñee amul kenn ku ci ñàkk seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci commission nationale de la santé bi nga xam ne sax def na point bu mujj bi jëmale ko ci mbas moomu Brésil moom daanaka xaaju million rek am nañ fa jàngoro bi di coronavirus waaye taxul rek président Bolsonaro di woy rek di amal ay activité démb ci dimanche ji rek amal na ab rassemblement ak ay partisans wam ci boobi leen ndaje ñu bëri nemmeeku ne respecté wul benn yoon digle yi nga xam ne jóge na ca kër docteur mu soxal lii di distanciation sociale yi moom mi nga xam ne àndul benn yoon ci lépp li nga xam ne soxal na compagnie aérienne Émirats de Dubaï moom xam ne na ci dimanche ci benn communiqué ne fas yéene naa wàññi ay liggéeykatam te li ko waral nag mooy mbas mi di coronavirus waaye xuusul bu baax ci li nga xam ne moo soxal boobi lee dogal fi mu toll nii nag ci àdduna bi wërngal këpp lu tolloog juróom benn millions yi doomi aadama am na jàngoro bi di coronavirus ci ñoom ñooñee 370 247 ñàkk nañ ci seeni bakkan. jërëjëf Amadou Sabax Ba pàcc mujj ci xibaar yi gan gi ñuy dalal tey docteur Doudou Sène di ki jiite PNLP di programme bi xeex sibbiru ci réew mi mu newoon nag ci diwaan Kédougou di gox yi nga xam te ne sibbiru fës na fa lool waxtaan wi nag mu seqoo ak Ibrahima Jabaxate ñu déglu leen. docteur Doudou Sène coordonnateur national programme lutte contre le paludisme maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. docteur yaa ngi ci diwaanu Kédougou pour lancer benn campagne bi nga xam ne moom mooy aspersion intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent docteur li tax ngeen tànn Kédougou. Kédougou bu ñu ko tànnee dafa am ci ay firnde yu ñu ko teg parce que ci ñuy xeex sibiru boobu ba léegi dañoo gis ne Kédougou dafa bokk ci gox yi nga xam ne fa la sibiru bi gën a bare Sénégal tey ba ñu xayma ni ñu am ci nombre de cas ci structure de santé yi gis nañ ne daaw am nañu lu tolloog 300 et quelques mille cas mooy ñetti téeméeri junni
cas de sibiru. boo jëlee téeméer bu nekk juróom-ñetti fukki yëpp côté bi sud du Sénégal nga koy gis Tambacounda Kédougou ak Kolda mais Kédougou moo gën a bari le parce que enquête bi ñu def en 2017 dafa wane ne Kédougou ci boppam li ñuy wax prévalence parasitaire boo jëlee deretu nit ñi nga xool téeméer bu nekk ñaata ñoo ci am sibiru bi dañoo gis ne Sénégal mi ngi presque 0,4 waaye boo ñëwee fii Kédougou moom egg na ci 7% mooy région bi gën a kawe moo tax tey ji ñu yokk ci jumtuwaay bu bees bi mu ñuy wax pompe bi aspersion intradomiciliaire lañ koy wax ñu koy wax AID parce que tey boo ñëwee fii Kédougou am na yeneen jumtuwaay yu ñu fi daan yute yooyu dinañ ci dellu si mais loolu tey ñu tànn fii Kédougou pour def fi aspersion intradomiciliaire bi. ginnaaw jumtuwaay yooyu est-ce que am na yeneen jumtuwaay yi nga xam ne yaakaar ngeen ne soo leen ko doxalee fii ci diwaan Kédougou dina mën a yóbbu Kédougou ci kanam ci wàllum xeex paludisme. waaw ci wàllu boobu boo xoolee sibiru bi am na ay jumtuwaay yu bari yoo xam ne yàgg nañ ko yu utiliser maa ngi fàttali ne daaw def nañ fi campagne bu mag a mag bu ñuy wax couverture universelle en moustiquaire imprégné mooy kër gu nekk ñu dugal fa ay sànke fexe ba nit ku nekk di tëdd ci sànke guddi gu nekk at mi yëpp 9 millions de moustiquaires séddale nañ loolu dafa nekk ci jumtuwaay bi gën a fës ci xeex sibiru mooy sànke yi nit ñi faw ñuy jëfandikoo sànke yi tey Kédougou suñu sañoon kër gu nekk néeg bu nekk dafa war a am sànke nit ñi di ci tëdd guddi gu nekk bu nekk ak njaboot gi yëpp mooy bu njëkk bi ci tës Kédougou bokk na ci gox yi ñu tànn pour def li nga xam ne mooy CPS mu ngi koy wax chimio prévention saisonnier du paludisme ñuy jël garab boo xam ne tey jii comme bu njëkk ba Nivaquine bi ñu daan jox xale yi pour ñu bañ a sibiru boobu lañ jëlaat tey dugal ko mais ak beneen garab bu gën a efficace ñu koy wax SP Amodiaquine ñu koy wax Fansidar am nañu ko xamee noonu garab boobu dañuy jël xale yi nga xam ne am na ñetti weer ba fukki at ñu leen koy jox à partir du mois de juin et loolu mois prochain rek war nañu lancer campagne boobu tamit fii ci Kédougou bi ci des mooy jigéen ñi wërul yi dañ leen di jox sànke systématiquement mais en même temps li ñuy wax TPI traitement préventif intermittent loolu dina tax ñu aar soxna yi mais aar tamit li nga xam ne moom lañ ëmb ci seen i biir beneen stratégie bi ñuy wax mooy stratégie communautaire bi ñuy wax PECADOM PECADOM mooy prise en charge à domicile ci français mooy fexe ba sibiru bi ñu koy jël en charge ci biir kër yi dañuy am ay relais ñoo xam ne dañu leen tuddee ay DSDOM mooy dispensateur de soins à domicile ci biir wolof dispensateur mooy ñi nga xam ne dañuy jël ay jumtuwaay yi nga xam ne dañ ko waroon def ci hôpital yi indi ko ba ci biir kër yi li ci des nag mooy mobilisation communautaire bi ak sensibilisation bi pour nit ñi mën a adhérer ci politique bi ñuy def ci wàllu xeex. docteur est-ce que yaakaaroon ne mbas mi moom indi na jafe-jafe vraiment ci xeex sibiru si parce que fii dañu nemmeeku ci structure sanitaire yi agent de santé yi moom fu mu nekk ni daal sawaratuñu askan wi tamit dañuy daw structure sanitaire yi dootuñu fa dem léegi à cause de Covid-19 bi. waaw bay occasion la tamit di massawu ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr di massawu askan bi yëpp lii nga xam ne moom la ñu yàlla teg comme nat mais li ma bëgg a wax ci wàllu Covid bi mooy féliciter également agent de santé yi parce que wax dëgg fa la ay jàmbaar la ñëpp ñi ngi coow Sénégal ci résultats yi ñu am mais di ñaan suñu borom mu continuer parce que mbas bi ba léegi kenn xamagul fan lay mujjee mais terewul ñu war a jël suñu mëntuwaay yëpp pour que mu mun a limité wu parce que boo xoolee mbas bi li muy def ci yeneen dëkk yi ñu ngi ñaan suñu borom mu suturaal ñu ba bu ñu egg raison pour laquelle ñuy gën a lancer appel parce que xeex boobu mooy xeex bu njëkk bi mooy fexe ba Covid bi bañ a continuer léew parce que bu continuer dafay yàq liggéey bi amul benn secteur tey jii Covid bu laalul secteur de la santé mënu cee mujj ba tax na donc ñun ñu jël ay matuwaay yoo xam ne tey jii xam nañu boo jëlee yenn matuwaay yi mën nga fexe ba du la wàll mooy nga sol ay masque sol gel hydroalcoolique moytu distance boo xam ne dina la permettre ak raxasu loxo yi régulièrement ci fànn boobu ministère de la santé tey jii jël na ay jumtuwaay jënd ay masque programme national de lutte contre le paludisme avec partenaires yi war nañoo faagaru lu tolloog ci 1,5 million masques yoo xam ne tey ñu ngi koy waaj a indi sur le terrain pour distribuer ko tey tout ce qui est agent de santé ak personnel communautaire yi pour mun leen a protéger contre le Covid ñu koy mën di sol jox leen ay gel hydroalcoolique pour ñu mën a fexe ba di gis maladie parce que tey jii bu nekkee nit ki dafa ragal ay yaram bi tàng nga toog sa kër ragal ne par exemple da nga am mbas bi wala dara mun na nekk sibiru te boobaa mooy gën a garaaw parce que gis nañ ne Covid bi tey nit mën na koo am mais du la faagaagal par contre sibiru moom su yaram tàngee mu nekk sibiru boo demul saytu ko moom dafay continuer nekk cas grave ba lu mu lay faate donc dañuy ñaan nañ bu ñuy amee yaram bu tàng ñu dem ci structure de santé yi ñu defal leen test boo ko munul am na ay jumtuwaay yoo xam ne tey ci village yi fii ci Kédougou boo woowee sa test moom mun na déplacé wu ñëw ba sa kër defal la test bi jox la garab yi nga xam ne mooy tax sibiru bi wàcc donc xeex boobu il faut ñu def ko parce que tey gis nañ ne en 2014 boo demee Guinée Sierra Leone ba fa mbas mi tudd Ebola amee li mu faat sibiru bi li mu faat ci gox yooyu ëpp na fop ci Ebola bi ba tax na ñun war nañoo moytu lu mel noonu parce que surtout fii ci Kédougou. docteur taxawaay bi ngeen am ni ban façon xeetu gunge ngeen di xaar ci collectivité locale yi rawatina nag ci société minière yi nga xam ne ñoo nekk fii ci diwaan bi. tey boo gisee mobilisation
ak yëngu-yëngu yi Covid bi indi mobilisation li ñu mobiliser ci ay koppar pour xeex ko parce que dañoo gis ne lii dafa dangereux sibiru bi noonu la dangereux en 2018 rapport mondial bi nga xam ne mooy joxe nombre de cas yi mën naa ne am nañu 216 millions de cas ci paludisme ci àdduna bi yëpp ak plus de 400 000 morts ñoo xam ne faatu nañ ci sibiru loolu dafa laaj une forte mobilisation vrai que amoon na ko mais tey jii Covid bi pour man expérience la boo xam ne war nañoo yóbbu ci loolu ñun collectivités yi ak ñun ñi nga xam ne ñoo nekk askan même engagement bu war nañ ko am notamment collectivité territoriale collectivité yëpp war nañoo def lu mel noonu mais population bi aussi dañoo war a adhérer ci li nga xam ne mooy parce que tamit bu ñu indee ay jumtuwaay ñenn ñi di bañ ñenn ñi di kii day indi ay jafe-jafe parce que Sénégal quand même gis nañ ne bokk na ci réew yi gën a am ay avancé ci wàllu xeex sibiru bu ñu ne dañuy ñëw pomper kër yi ñu ñëw adhérer ànd ak ñun ci loolu pour jàppale ñu mais surtout ñi nga xam ne dañoo nekk ay société nekk fii ci gox bi nekk Kédougou société minière yi ay alal lu bari la ñuy faral di indi ci biir gox-goxaan lañ ciy jëlee ba tax na ñoom si seen intérêt sax boppam pour ñii nga xam ne ñooy seen i travailleurs mun a mucc ci sibiru bi war nañoo jàpp ci xeex bi ñu ngi ciy jàpp naam mais war nañ cee gën a góorgóorlu jàppale collectivités yi nga xam ne ñoo fa nekk ñun stratégie yi ñuy mëne ñoom ñu ñëw jàpp si war a ñëw indi ay produits war a jënd ay moustiquaires jàppale structure de santé yi dans le cadre de leur responsabilité sociétale pour que sibiru bi mën a dañ définitivement parce que tant que Kédougou réussir ñu fii xeex sibiru ba mu dañ fi li des ci réew mi du mën a nekk parce que gis ngeen Covid bi ni muy demee sibiru bi noonu lay demee ci yeneen gox-goxaan yi parce que boo gisee suñu transhumants yi ñu dëkk boori bët gànnaar Sénégal bu nawet bi soree trop fii la ñuy ñëw wut si lu ñu dundalee seen kii yi bu ñu fi jógee jël sibiru bi yóbbaale ko dem ak moom ba tax na donc il faut que sibiru bi impérativement que ñun ñëpp ñu mobiliser wu pour que sibiru bi jeex complètement fii ak 2030 parce que mooy objectif bi nga xam ne moom la ñu fixé woon. docteur Doudou Sène maa ngi lay gërëm di la sant ma fàttali leen rek ne yow yaay coordonnateur national lutte contre le paludisme fii ci réewum Sénégal. ñu koy sant di koy gërëm moom tamit Ibrahima Jabaxate mbokk yi foofu leen yem ci xibaar yi ne ñu dafa pàttali ci gënoon a fës. yenn transporteurs yi fas yéene gaare seen woto soobu cib grève tey bu minuit jotee bokk ci ñoom yi ñoo dee xuccee du Sénégal góori xumaaki ñoñom di sàkk ñu boîte interurbain bi woto di mën a daw diggante région ak région grève boobu union des mareyeurs du Sénégal di ci bokk ñoom nee nañu camion frigorifique yi yëpp jën daañu wéy kon di def seen liggéey corona amatul ca diwaanu Fatick ñaar nit ña fa amee woon feebar bi wér nañu lu ni mel tamit lañu nemmeeku ca centre de santé Daaru Manaan bu Touba amatul benn malade buñ fa rentré suba xel école yi di ubbiwaat sa gannaaw bi ñu tëddee woon ndax mbas mi di corona tax dëkk yëpp nag di jëli matuwaay ngir mën a aar élèves yi ak jàngalekat yi mu nekkoon xibaar suba